ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci pharmacie Guigon bi nga xam ne moo nekk Dakar ak scandale bi nga xamante ne ni am na fa parce que pharmacie bi dafa dàq ñaar ci ay liggéeykatam di ay jullit ndax lan parce que bi waxtu jullit jotee dañu demoon def li nga xamante ne ni mooy farata ci diine l'islam maanaam dem julli ji balaa ñuy ñëw di ci def ab analyse da leen di bàyyi ngeen déglu kenn ci seeni avocat di maître Massokhna Kane pour que ngeen xam exactement mbir yi naka la fa demee. Monsieur Guigon ñii mu dàq docteur Dia ak docteur Dioum ñii mu dàq dañu daan julli foofu te masuñu déranger kenn bu julli jotee ñoom à tour de rôle xam ni service bi dara du ci yàqu à tour de rôle dañ doon dem ku nekk julli ji 5 minutes ñëw jëlaat sa liggéey 5 minutes yooyu moom lañ leen tere ni leen loolu amatu fi alors que ñoom déjà chaque jour danañ def 30 minutes au moins d'heures supplémentaires boo xam ni kenn du leen ko fay 30 minutes heures supplémentaires au moins pour def seen i kees def seen liggéey loo xam bokkul ci heure de travail Guigon xëy pendant que loolu dañ ko doon def depuis ay at masul poser problème mu xëy ni léegi bu fi kenn julleti 5 minutes yooyu ngeen di ñaan sax bu fi kenn julleti ñoom ci bëgg juboo rek ñu ñëw ñaan ko xam ni juróom-benni kii la ñu employé ay médecins ay docteurs ñëw ñaan ko ni ko may ñu 5 minutes du yàq dara ci liggéey bi parce que noonu moo fi mas a am te vraiment dañ koy def à tour de rôle mënul yàq dara ci liggéey bi mu dàq leen nag fa mu xool ñaar ñi nga xam ni xëy na yaakaar na ni ñoom ñooy meneurs yi mu dàq leen sans droit nee na faute lourde waaw kooku nag mooy koo xam ni dañu yaakaar ni xëy na xaalis bi muy gagné fi Sénégal daf ko jey parce que moom ci pharmacie ba la màggee bàyyam moomoon pharmacie ba fa la màggee de plus de 40 ans xam na ni jullit yi bu waxtu jotee dañuy julli ku ci amul ngànt da ngay julli mais masu fa yàq dara masul déranger kenn ba waa jël note de service donc loolu moo ko tayeef la caay-caay la boo xam ne gi nag du ñoom rek la concerné jullit yëpp la concerné loolu moo tax imam yeeg ñi nga xam ni ñooñ diine leen ñëpp biñ ko yëgee ñoom ñëpp taxaw parce que kii ñun dañu gëm ni jullit waratul dem ci pharmacien fi mu nekk moom weer bu jot dana am genn wàllu milliard chiffre d'affaires donc xaalis bi dafa bari xëy na succès bi bare ba mu bew loolu rek lañ ko mën a tudde mais li mu def nag dañu gëm ni dafa repp donc yéen a ko déggandoo lu ëpp juróom fukki at ay pharmaciens musulmans ay jullit di liggéey ci pharmacie bii di Guigon doon def li nga xamante ni farata la ci ñoom te musul jul problème loolu foog ñu préciser ko pour leeral tamit nit ñi nga xamante ni dañuy wax naan waaw liggéey la boo koy def da nga ko war a respecter pour wax leen que ni liggéeykat yi nekkoon pharmacie Guigon di fa liggéey ñi ngi doon def seen liggéey correctement bu waxtu julli mësaan jot ñu dem julli te loolu lu ëpp juróom fukki at ñu koy def te musul am njeexital ci seen liggéey wala pharmacie bi li muy gagné ci wàllum koom au contraire chiffre d'affaires pharmacie Guigon dafa mës di augmenté wu te benn client musul plaindre ci pharmacie bi ni mu daan fonctionner ak jullit yi fa daan liggéey bu heure julli jotee ñu dem def li nga xamante ni moo leen warloog seen diine. ba tey ci explication yi parce que bëgguñu mu am confusion parce que ñu bëri dañuy bëgg a jaxase nit ñi pharmacie jullit yi nga xamante ni ñooy liggéeyee pharmacie Guigon ba tey pour préciser bu heure julli musaan jot ñoom ñëpp duñu dajaloo bàyyi fa liggéey bi bàyyi fa clients yi dem julli. déedéet demeewul noonu bu waxtu julli jotee kenn day dem julli ji au moment wu ñeneen ñi di toppatoo ñi nga xamante ni ñooy clients yi di xaar ka dem julli ji pare maanaam dañ ko doon def à tour de rôle te ba tey musul jur inconvénient loolu aussi mat nañu préciser ko. léegi nag comme ni ko maître Massokhna Kane waxee propriétaire pharmacie bi muy Guigon dem na ba tollu jamono joo xamante ni nii beew na. xaalis jiital na ko parce que pharmacien bokk na ci pharmacie yi gën a jaay ci ville bu Dakar léegi nag mu nu jullit ya fay liggéeyee amatu leen droit dem julli ji ci seen waxtu liggéey te ñooñu ay at ñu ngi koy def musul jur fitna musul créer problème gannaaw ba mu defee loolu nag mu am ci ay liggéeykat pharmaciens yi ñaawlu li ñu mel di wéy nag bu heure julli jotee ñu dem def li nga xamante ni moom la leen seen diine sant gannaaw bañ ko defee nag ñu licencier leen dàq leen ci lu tegul fenn. cas yu ñu mel nag daf ñuy interpeller parce que du guléet ñuy gis yu ñu mel
gis nañ fi récemment kaawu Elimane Kane bi ak Oxfam ñu sant leen ñu promouvoir ay góor jigéen ñu lànk ñu créé leen ay problème bëgg leen dàkk ñu ko doon coow ay bés ci ginnaaw problème bi ñëwaat dolli ko ci. dañuy wax nag que ni lu ëpp tuuru ay sénégalais mënuñu juddoo ci biir réew mi def seen njàng ci biir réew mi ay doxandeem yoo xamante ne nii kenn xamul fu ñu jógee ñëw suñu biir réew installé fi créé fi seen i bërëb liggéeyukaay soxla nag xam-xamu sénégalais yi nga xamante ni jàng nañ ñu sollicité leen pour que ñu liggéeyal leen pour que ñoom ñu gañe ci xaalis ba pare nag wëlbatiku bëgg leen aaye ñu pratiquer li nga xamante ni mooy seen diine. te loolu lépp duñ ko teg fenn duñ ko teg ci yoon duñ ko teg ci dara loo xamante ni wér na balaa sax ñuy ñëw ci wàllum diine dañuy wax ci wàllum yoon maanaam aspect juridique bi. ci constitution bu Sénégal maanaam ci partie bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllum religion ak communauté religieuse dañu ne ci article 24 que moom ngeen di gis ni la liberté de conscience les libertés et des pratiques religieuses ou culturelles la profession d'éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public maanaam ci tënk bépp sénégalais yoon garantir na la nga pratiquer li nga xamante ni mooy sa diine te du am benn gàllankoor su fekkee ni lorul kenn mais comme niñ ko waxee ci njëlbeenu wax bi jullit yay liggéeyee ci pharmacie Guigon yàgg nañ di def li nga xamante ni mooy seen farata te loolu musul porter préjudice benn doomi aadama du ki moom pharmacie bi du kenn ka fay liggéeyee du itam client yi. mu am tamit beneen partie constitution bu Sénégal bu ñu jagleel pratique religieuse ci domaine bi nga xamante ni mooy wàllum liggéey ci bërëb liggéeyukaay yi foofu tamit boo fa demee ci article 25 dañu wax ci lu leer nañ que chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi maanaam ku ci nekk am nga droit liggéey ak itam sàkkum liggéey article bi doolu ci ne nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines de son sexe de ses opinions de ses choix politiques ou de ses croyances maanaam waruñu doyadal néewal doole wala sax xañ benn doomi aadama liggéey sukkandiku ci ni mu xeetoo wala ci lu mu doon maanaam góor wala jigéen wala ci xalaatam wala fu mu bokk ci wàllum politique wala li nga xamante ni mooy ngëm-ngëmam donc bu ñu sukkandikoo seulement ci loi sénégalaise yi pharmacie Guigon ak ki ko moom muy monsieur Guigon ci boppam amuñu yoon amuñu dëgg ci dara te dañ leen war a sanctionner sévèrement ñu xam que ni dëkk bii dafa am yoon ab samba booy du jógee ci àll ba rek ñëw di def lu ko neex. buñ fa jógee dañuy ñëw ci wàllum diine te foofu dañu am lu ñu metti lool bu ñu gisee yenn ci ay jullit di défendre pharmacie Guigon ci noonu ngay comprendre que ni suñu réew ñu ci bari war nañ leen yaraat ci diine parce que ñu ci bari ñi ngi naan ay jullit lañ mais ci biir bokkul lañ bëtee seen biir xol yi daraay ngëm newu fa parce que li yàlla wax amul c'est-à-dire amul fu jamono toll amul modernité amul wàllum liggéey waxu yàlla amul commentaire soit da ngay appliquer wala nga bàyyi dem gëm leneen boo demee ci alquran ci surat 4 verset 103 yàlla dafa ne julli dañ ko digal bépp aji ngëm ak nag ci ay waxtoom maanaam yàlla waxul ni julli leen yam ci déedéet mais dafa ne julli leen ci waxtu wi et même ci l'islam ci fay li nga xamante ni mooy julli ñi ñuy wax ci wàllum fay julli mooy ñi nga xamante ni dañ ko fàtte ak ñi nga xamante ni nelaw da leen dab ba julli wuñu boo demee ci ay borom xam-xam yu mag yu ci mel ni Ibn Azm Ibn Taymiya Ibn Qayyim al-Jawziyya dañuy wax naan képp ku sàggane ab julli te tay ko mënatoo ko dabu maanaam mënatoo ko fay loolu li muy undu mooy bu la sa liggéey jaralee wala wutum dërëm jaralee julli ji yàlla rek moo la mën a baal yërmande suñu borom moo la mën a dimbali. donc bu fekkee ne am na jullit yu mën a dëkku loolu noonu am na ñeneen ñoo xamante ni ñoom dara jaralu leen ñu teggi ndigalu suñu borom def leneen donc ñi nga xamante ni préféré nañ heure julli jot ñu bàyyi fa liggéey ba dem julli ci ñooñu ku leen wax dara da nga leen tooñ te newu ci dëgg. mu am tamit ay naafeq yu wax naan wàllum diine domaine privé la maanaam doomi aadama bi na yem ci moom yoonu kenn newu ci loolu lu dëgg te teguwul fenn moo xam diine l'islam wala diine chrétienne amul fenn fu ñuy wax que ni booy génn sa kër bàyyi fa sab diine loolu complexe yi ñoo koy wax te loolu sax xanaa boo ko waxee mooy jullit bu jigéen bi buy génn na teggi muuram teg ko fële xanaa loolu lay tekki catholique bi bu mu takkee di croix bu dee ni privé la rek loolu lépp nañ ko def bu ñu nangu ko ñu divertir yàlla moo ne jaamu yàlla lum la fekk ngay def bàyyi ko fa dem defi li la suñu borom subhaanahu wa taala digal bu dul woon loolu Sëriñ Tuubaa bi ko tubaab yi ne bul julli suñu bato mu toog jàppu njàmburam loolu rek misaal la ci julli dayo gi mu am Cheikh Ahmadou Bamba dafa sànni der bi ci géeju yàlla bi ngir bañ a faatu waxtu loolu julli bu ci jàngul solo si julli am ci diine l'islam dootoo xamati valeuru julli
ñun waxi yàlla lañu gëmuñu waxi doomi aadama parce que bu doon doomi aadama kese ci kaw suuf te diine amul dara amul ku ci nekk da ngay def lu la neex dañuy mel ni rek mala yi wala ñu raw leen parce que yàlla daf ñu jox xel te xel boobu noonu daf ñuy xiirtal chaque fois ñuy xalaat yu bon di def yi fi saay-saay di topp suñu nasu bakkan diine nag moo lay occupé di la juliloo di la woorloo di la wax ni boo liggéeyee jël ci dara ci sa salaire nga génn ci asaka lépp pour musal doomi aadama bi ci àdduna ak ay loraangeem. léegi nag avocat wu pharmacien yi nga xamante ni nii dàq nañ leen ñi ngi annoncé que ni dinañ lancer ab pétition pour que ñu dàq propriétaire u pharmacie bi muy Guigon ci boppam ci Sénégal mu jóge fi gannaaw ba mu violé suñuy loi toroxal képp ku jullit ñàkkal leen li nga xamante ni mooy worma. parce qu'il faut que ñu xam que ni Sénégal ay dëkku aji ngëm la fii ku fi newu jullit chrétien ga nekkuñu ay laïc ba ku ne sa ngëm-ngëm nga koy bàyyi sa kër pour lu neex sa patron wala beneen doomi aadama loolu benn la. ñaareelu mbir mi mooy dañuy woo képp kuy ngëm waxuñu rek jullit ñi mais même ñi nga xamante ne nii ay chrétien lañ ñu boycotté pharmacie Guigon pour wal leen ni sénégalais yi ñoo tax ñu exister ñoom donc duñu wëlbatiku di attaquer sénégalais yi ci seen ngëm-ngëm pour ay intérêt personnel nañ leen boycotté parce que am na yeneen pharmacie de proximité yi nga xamante ni moo jaroog pharmacie Guigon nañ fa dem jëndee fa parce que ñoom kese neewuñu fi parce que li garaaw mooy mbir yu ni mel bu ñu bàyyee mu jàll dinañ tollu jamono joo xamante ni benn sénégalais dootul amati droit pratiquer li nga xamante ni mooy diineem ci ni mu waree. lii raam ci ñag bi la jëm te bu ñu bàyyee mu dëkk fa sanc fa ëllëg du ñu am lu ñu neex ci suñu njaboot yi. te dañ ciy profité di ñaar rek waajur yi ñu gën a farlu ci yarum xale yi parce que am na ci ay kàddu yoo xamante ni buñ koy dégg muy jugee ci ay jullit wala ay chrétien dañuy xam que ni ñu ci bari yaruñu leen ci diine ci Sénégal gi. donc message la bi ñuy lancé képp kuy waajur même bu dee ni sa doom da nga koy dugal école française na jàng d'abord diineem mu am ay matukaay yu war tax mu mucc ci yenn influence yi parce que influence mooy tax yàlla wax lii ngay am loo ciy teg di jaay xel mu yaatu ak ouverture d'esprit alors que yow nasaraan si réeral na la bu yàgg ak laïcité bi nga xamante ni li ko tax a jóg du lenn lu dul dindi imaan ci suñu xol yi. expliqué woon nañ ko ci benn vidéo ak intervention wu Ababacar Mbuub objectifu laïcité mooy dindi lépp luy diine ci doxalinu doomi aadama bu ko defee nag jamono ni muy demee ñuy dindi imaan ci moom parce que buñ la nee booy liggéey amoo droit dem julli ji da ngay dem ba tàmm faat li nga xamante ni mooy ay waxtu te nooy gën di demee di nga dem sax ba dootoo demati liggéey ci maanaam nga nekk sa biir kër fàtte dem julli ji parce que da nga koy tàmm noonu ngay demee ba sàggane julli sa imaan di wàññeeku te imaan bu wàññeekoo moo lay moyloo mooy tax ngay lekk riba moo lay dugal ci lépp lu yàlla tere donc nañ ci bàyyi xel bu baax. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.